salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan yëpp internet yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk fa nga ne ci àdduna di leen dalal seen émission bii nga xam ni mooy angle politique ginnaaw toogaay bu yàgg boo xam ne toog nañ ko émission bi amul ndax Covid bi moo ko waral Covid bi lëmbay àdduna du suñuy mbir rek la téye na lépp kon ñu ñaan yàlla borom subhanahu wa taala mu jële ko fi ba bu mu lorati kenn te ñuy respecter les mesures barrières ak yi nga xam ni suñu mbokk fajkat yi les médecins ñu koy digal tey nag ñu am émission bu bees ak format bu bees defin bi ñu ko daan def daan uuteeg bu tey bi ndax dama daan toog sama invité rek mu wax ñu séq ay baat ak tontu tey nag dañuy am public bi ànd ak ki nga xam ni moom lañ invité ñoom ñu mën a interagir ci biir émission bi tey ba tey génn ñu mbaaw waaye génn ñu Kër Mbaye Fall saa bu ñu commencé émission bi wala bu ñu koy tàmbali parfois bu nekkul premier dina nekk deuxième un homme bi nga xam ni kenn dootu ko présenté Sénégal koo xam ni social si moom la fekk baax mais aussi liggéey la xam ñàkk tedd la xam kooku moo dajale jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk Kër Mbaye Fall di œuvrer pour la bonne cause waaye ci li mu ne bëri na émission bi nekk ñu fii di taggal kenn ay maamam moo tax dama koy bàyyi moom mu nuyoo Père Gora bu ma waxee loolu yëpp yaa tax may wax. sant yàlla. salaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam sëñ Ta. asalaamaaleykum. gis nga li ma leen di wax émission bi daa furi jox ko micro bi Père Gora jox ko micro bi mu tàggal. am na yaakaar sañu bés bi dafay neex am na yaakaar am nañu yaakaar suñu bés bi dafay neex am nañu yaakaar am nañu yaakaar suñu bés bi dafay neex am nañu yaakaar ne jigéen ni mel waa jigéen ni mel waa jigéen ni mel waa am nañu yaakaar suñu bés bi dafay neex am nañu yaakaar am nañu yaakaar bàyyu moo suñu bés bi dafay neex am nañu yaakaar am nañu yaakaar suñu bés bi dafay neex am nañu yaakaar am nañu yaakaar Gora Fall sañu bés bi dafay neex am nañu yaakaar fii la ñuy yem ba ci kanam lii mënu cee ñàkk da ngay jox koo xam ne mooy sañu président mooy sañu Macky Sall ñun fi mu toll nii defe nañ ne moom moo nekk ci dëkk bi pour ñun moom àdduna ñun fi mu toll nii lépp moom lañ ko jox sañu bakkan liñ ko dese kii lañ ko jox muy Gora Fall moom sañu lépp fu mu ñu yóbbu ñu dem bu ne toog leen ñu toog bu ne bàyyi leen ñu bàyyi parce que nag sañu fii bu leeree moom moo ko leeral sañu gox bi ngay gis nii lëndëm moon na lool heure bi woon naa fekk bu bis bu ne toq kenn du fi jaar te yemale wu ko fii rek da koo yemale nag fu ne ci koñ bi fu mu dëkk fu mu dëkkul ku mu dem fekk gox ba am ndox bu subaa moo yóbbu ay nitam ànd ak Ndeye Fari Diop mi ànd ak japaadi sañu mag ji na njëw leen ñu dem lii du ma ko seetaan du ma xool ne fii laa dëkk wala fële laa dëkk fépp laay defar ndax defaram ma tax a jóg defaram bii dafa yàgg avant lii di ñëw daf cee jiitu lii daf ko cee fekk boo waxee mu ne defuma pour am ci dëkk bi dara wala luñ mag jox ak luñ mag joxul damaa gis loo xam ne dama ko war a defar dama koy defar ñu kontaan ci moom nag ba fu mu ñu woo ñu wuyu ko lu ñuy def bu ñu woowee dañuy jug dañuy daw dañu dox nànk dañuy daw parce que lépp moom la moo baax junnu ko doon baay bu baax nag xam nga ne baay bu baax mooy jur doom yu baax bàkki Rasulullaay sama yaay jële Ndey Juuf lépp yow la lépp yow la yow bu àll bi nga taxee fi mu toll nii lépp yow la ndax seen bopp bu jugoon nga ne ko toogal doo jug nañ ko defaral seen bopp kon lii du ama te boo ko teree nag mu toog parce que dalaa jox cër jox la respect kon papa yow boo xewlee ñun ñëpp dañuy jug kontaan nañu ci yow yal na yàlla guddal fan bi bàyyi moo faal ak asu yaakaar naa ni li ngeen gis war naa doy kon dañuy bàyyi Père Gora mu nuyoo boo nuyoo nag moom li mu wax am naa ci benn laaj boo xam ne xaw ma ndax d'accord nga ci li mu waxam déet waaye nuyool ba pare voilà aouzu billahi mina sheytaani rajim
bismillahi rahmani rahimi alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci prophète am yi Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam di ñaan yàlla yokk sutura si et di dalal waa DTS ak télévision banlieue monsieur Tra ñi ngi sant yàlla bu baax ci li nga xam ni moom lañu yàlla boole muy pays bi waxuma la pays monde bi parce que li ngeen di def nii dafay dem partout dans le monde ngeen tànn ma ci pour ñu mën a waxtaan li nga xam ne mooy joxe li nga xam ne mooy àdduna bi vraiment di leen dalal di kontaan aussi ci waa TS 1924 nga xam ne ñoom it lépp lu may def dama leen di gis ci sama ginnaaw ak ci sama kanam di sargal aussi sama soxna yi surtout sama soxna bi nga xam ne mooy Adja Ndeye Diouf comme ni ko madame Khady Dieng waxee moom moo yore sama cumukaay kon nag defe naa ni daal nuyoo bi loolu la ngeen jël nuyoo bi waaw jërë ngeen jëf waaw defe naa nuyoo bi noonu la ngeen jàllaleel ma ko ci àdduna bi. waaw kon dégg ngeen noonu la Père Gora nuyoo Père Gora ginnaaw tey dama am ku ma gunge xam nga da nga ànd ak say ñoñ waaw ma ànd ak samay ñoñ waaw tey nag sama journaliste bi di Sala moo ma gunge moom bu ma songee parfois mu jàpp tànk ma songee ba combat bi neex ba combat bi tàngee parfois mu jàpp tànk bu ñu teqee mën ngaa daan waaye nag kenn du la daanee ndax suñu bàyyi nga waaw Père Gora dafa ni léegi mooy suñu Macky Sall ba ngaa mel ni Macky Sall. non alhamdulilah dama koy sant parce que dama ni li mu nekk noonu jaamu yàlla la. parce que damay wax ni politique jaamu yàlla la. te yàlla di ko jox doomu aadama bi. ba mu nekk ko. fa mu nekk foofu. mooy li may wax. âge bi ma am. góob ma ne bu naa ko nekki. mais am na ñoo xam ne bu ma leen gungee teg leen ci yoon dina nekkul foofu ba nekkul fu raw la mu nekk moo tax fa mu nekk bu soobee yàlla fa laa visé te incha allah gëm naa dina fa àgg ak ay ñama fay gungee pour ñu nekk ko Père Gora waaw nous sommes à 6 mois ou 7 mois des élections ouais. lamb ji sàjj mbër mën a jug ñu gis la si page Facebook waaw nga bind lu jaaxal ñu bari nga ne ñi fi nekk di xëccoo ñoom du ñoom affaire bi yow la Père Gora fan nga teg loolu waaw fu leew laa ko teg man dama di politique jaamu yàlla la moom laa wax te moom laa gëm j'ai l'habitude de dire que ne yàlla kenn la daf nu sàkk ba pare ne nit moo ma gën a lépp loo gis moo tax gëm naa du ñu bàyyi ñuy errer ci ruy nii mel ni ay xar wala ay bàyyi ma moo tax ma j'ai l'habitude de Dieu nous a créé nous a organisé en instance ginnaaw bi mu sàkkee adduna bi dafa wàcce suñu maam Adama ak Awa ñun nit ñu commencé di ci meññeefu ñun américains yi asiatiques yi européens ñoo bokk maam bu neexoon yàlla daf ñuy bàyyi ci continent bi ñun ñëpp foo tourné rek gis suñu moromu nit mais yàlla pour ñun ñu vivre à l'aise moo tax mu séparer monde bi en continent bi mu séparer monde bi en continent mu séparer continent bi en pays séparer ko en kër kon quartier yàlla dogu ci ne yéen a ko bokk yéen a bokk lii muy monde bi ne ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la moo tax ci instance yooyu dama jàpp ne nit ñëpp ñoo ci war a sóobu même ba ci politique moo tax bu ma déggee nit naan je suis apolitique damay wax ni kii na xooliwaat diineem lu nu bokk la amoo droit toog ci ñeneen ñi di ci liggéey pour mu avancer nga toog di xoole nga toog di xoole d'autant plus que la politique c'est l'art de gérer la cité moo tax man bi ma ñëwee sóobu ci commençant ci instance yooyu par rapport ak sama kër sama koñ sama quartier ba dem instance politique muy commune bi ma ci duggee j'ai vu que ne ni mu waroon a melu nu ni loolu maa ko wax te loolu la may liggéey pour loolu mën a nekk ne ñu fi nekk xamuñu ni ni gérer commune parce que fii tey commune Mbao ci tey la gën a bon chômage bi bàyyi na fi inondation bi bàyyi na fi jeunesse bi ñiy def sport gis ñu seen bopp ñi nga xam ne day def culture gis ñu seen bopp ñi nga xam ne dañuy def économie ak di jaay ak yooyu yëpp gis ñu seen bopp parce que ñi koy gérer moo demewul moo baaxul
buñ la joxee mbir da nga koy gérer noo xam ne ça doit être une participation inclusive. ñëpp nga boole leen ci ñu defandoo yëkkateendoo ba nga xam ne li ñu bëgg dinañ ko atteindre. mais yaakaaroon ni participation inclusive doyul si ngay taxawal budget. waaw par exemple budget 2021. invité population bi ñu ñëw joxe seen xalaat. waaw ci fan la seen dërëm ak seen dërëm war a dugg loolu doyul. non mais loolu mooy nax leen. ah bon. oui yow boo leen waxee woote bi ne kaa leen woote budget bi ne budget bi déjà budget commune ba ñu ngi bàkku ne ça fait 1 milliard 600 millions. 1 milliard 700 600 bëgg maa yokk. waaw ma wàññil leen ko sax wàññil leen yeneen 1 milliard 100 milliards yi. waaw 1 milliard 600 millions. lan wax ne moom la. 1 milliard 700 millions nga am ko ci dëkk. te dëkk ba dara baaxu ca dara baaxu ci commune ba koñ boo dem mi ngi taa. mais soo mi ngi inauguré de. lu mu inauguré non gisuma lu mu inauguré. ay place publique. oh là là loolu mooy amener la jeunesse à la retraite. place publique yow balaa ngay def place publique xale yi dafa dem dafa ataaya ki bëlot c'est parce que loolu mooy dem leen retraite déjà li ñu soxla pour xale yi mun a réussir dans la vie moom mooy infrastructure yi nga xam ne moom la war a defar pour inaugurer ko déjà foyer des jeunes bi fii gis nga ni mu mel kenn mënu fa accès terrain de football bi nga xam ne fii booy fii leen war a footballer depuis au temps de Mamadou Seck mi ngi am problème Mamadou Seck ne may na leen foofu 3 hectares. ba Mamadou Seck nu mu nekkee maire Mbao ba ni mu demee problème bi mi ngi fi. ñu dikkati le maire Obama. nekk fi problème boobu ba léegi mënu ko régler. bëgg de maa ngi gis xale yi ndeysaan dama leen di yërëm. ñu ni dañuy def ay doxu ñaxtu ma ne mais jën nii ndeysaan le maire moom mi waroon a régler seen problème muy Obama. depuis 7 ans mi mu fi nekk mënu ko régler cela veut dire kon ñoom kan mooy régler seen problème. mais est-ce que problème boobu xam nga bon bëgguma un peu empiéter ci li ma tegoon ci émission bi tey dafa war a ala daw mi. problème yi dama bëgg ñu xaw ko bu ñu bàyyee ba làmb ji saaj. ba ñu songoo premier songo. ñu song problème yi. ok waaw ok problème yi bëri na. nee nga waa ji def fi dara. mais à côté de waa ji am na ponkal moo xam ni mi ngi ci réew mi di def ak di dili. waaw ñu jox ko ndombal tànk. waaw te yaakaar naa ne ñun ñaar ñooñu dañuy dégg boo nee Obama da nga naan Abdou Karim Sall. moom it yaa ko mën. nee naa la ñi fi nekk ñëpp ginnaaw yàlla maa leen mën ñoom xam nañ loolu. d'accord ngeen ni. non je vous assure ça man du ma fen ñi fi nekk ñëpp je vous assure maa leen mën ku ci nekk ñoom may na la chance nga def fi ay at. jeunesse bi ak jigéen ñi gis ñu seen bopp. man yoruma keesu nguur yoruma liggéeyuma ci administration. te bu ma leen waxee li ma fi def actuellement ci commune Mbao commune Mbao laa lay wax parce que waxuma la Kër Mbaye Fall rek ah commune Mbao laa wax Zac Mbao Petit Mbao Grand Mbao ki yu diis. waaw loolu nañ ci ñëw père parce que li ñu ci def moom foog nga limal ñu ko tey. très bien foog nga limal ñu benn par benn. waaw loo xam ni ay actes la yoo xam ni père teg na ko nag yaakaar naa ni ah vous êtes d'accord. waaw sama langue yéen du ngeen tàcc. ah non. bon damay bàyyi Sala mu nuyoo. bu nuyoowee ma ñëw ci présentation mouvement bi. parce que yaakaar naa ne nag père Gora doo song ku toll ni Abdoulaye Pouy. waaw ak meeting bu mu fi def keroog. nga xam ne daanaka foofu def fees dell. song Abdou Karim Sall nga xam ne moom ay meeting de proximité fu mu toll lay def rek mu jaaxal nit ñi. bu fekkee ñii ñoo lay fa del moom saa yi père Gora ah du yomb de. waaw du yomb moo tax dama ne. ñaara mën kenn te ñett du bëre. ah bon parce que ah non dama ne ñaara mën kenn te ñett du bëre. te am na luy waaj a xew. waaw am na luy waaj a xew. dama ne la monsieur Tall dégg mu wax lu bu baax li ma def. xaaral ñu jox Sala mu nuyoo. depuis ñu dellu si ci waxtaan waaw depuis élection yi. bi mu passé. dañ ci teg une semaine. noppalikuuma ma dugg biir Mbao. fexe ba créer la grande coalition de la commune de Mbao. tous les opposants de la commune de Mbao ñu ngi ci biir. ah bon tous les sans exception ñoom ñëpp. sama kër la ñuy réunion c'est moi qui coordonne pour le moment. ñoom ñëpp sans exception. comme par exemple ban parti. ban parti waa Khalifa Sall ñi ngi ci. Khalifa Sall. ñi ngi ci. waa Gakou ñi ngi ci. waa PDS ñi ngi ci. PDS mooy ñoom Djibi Sène. waaw Djibi Sène mi ngi ci Koto kan mi ngi ci. ñoom ñoo gañe woon nguur gi ñu nax leen. ñoom la
ñoo ko ñëwoon mairie bi ñu nax leen. xaw ma ndax dañ leen nax wala déet en tout cas. dañ leen nax de loolu ngeen waaw ñoo ko man dooma dugal ñoo en tout cas ñoo ko gagné. dañ leen nax ah. non xaw ma sax leen nax ou pas mais. ah man nan ngeen bëggee bëri ragal mais lii mënul nekk. docteur Ndiaye mi ngi ci biir mouvement en avant mi ngi ci biir. ñoom monsieur Diabaté TS 1924 mi ngi ci biir. Guirène Diène mi ngi ci biir. ki nga xam ne aussi moom mooy papa yaay doom. Amary Seck mi ngi ci biir. ak yeneen Pastef Moustapha Sarré Sonko mi ngi ci biir. Moustapha Guirassy madame Thiam. dëkk Rudis mi ngi ci biir. tous les opposants ak les personnes. mais Père Goré est-ce que ñooñu te ñooñu bu ñu dajalee nañ nangu Père Goré jiite leen. non man nee naa la monsieur Ta. bu ñu tollee ci investiture. war la investir en tant que candidat. du yomb parce que xam nga lu tax ñun àndu nawle la ñuy ànd. parce que man gëm naa ni à moi seul ma demoon ak ki nga xam ne mooy Ablaye Pouy ak Abdou Karim à moi seul ma gagné leen. ah bon mais bu fàtte ne ça c'est très. waaw xam nga. mais Père Goré. xam nga dans la vie. Père Goré ñu. xam nga bu fàtte ne moi j'étais le coordinateur général de Benno Siggil Sénégal aux élections passées de 2014 bi passé j'étais le coordinateur général Benno Siggil Sénégal nga xam ne y avait 14 grands partis. on a des conseillers et des adjoints au maire dans la mairie. ah bon. oui adjoints au maire. au sein de votre organisation. oui man maa leen jiite woon et de grands leaders ñoo fa nekkoon te au moment là man j'étais pas parti pour nekk ni maire wala conseiller municipal. il faut savoir que moi je suis déjà à la 3e âge. Mon devoir c'est d'être derrière mais pas devant. rupture la ñu wax. loolu est-ce que tu vois que c'est normal. loolu moo jaaxal ñu bëri. waaw Père Goré bëri nga ay morom yoo xam ni tey si position bi nga nekk. buñ ci nekkoon dañuy def jàkka ja kër ga. bureau ba jàkka ja kër ga bureau ba mais Père Goré génn ci mbedd mi naan day lijjanti inondation yi lijjanti social bi. lijjanti ay terrain élevage mais fan la Père Goré macha allah jëlee ressource boobu. très bien ci yàlla moo ma jokk. waxu yàlla la. yàlla waaw parce que waxu yàlla. mooy li ma amul sot ndànk rek amul sot bàyyil man ak moom amul sot ma leeral ko ba mu leer. dama ni. amul secret pour tekki nit ki tekki dans la vie amul secret. chaque fois ma wax ko mais malheureusement ñun jullit yi. asamaan ak nit ñi. danoo réeré jaamu yàlla bi. amul secret pour tekki ci àdduna ñaar yàlla dafa ni kii laa àndal. yàlla ku mu àndal sa affaire du baax. yàlla ku mu àndal aji mun kat ji. inna allaha ma'a saabiriina ku mun yàlla ànd ak yow. benn bi mu ni yàlla ne kii laay jokk. kii laay fexe ba alhamdulilah lii war a am ci àdduna mu am ko mu am oto am kër am ay doom gunge leen ba nu réussir am ay sët te na leen gunge ba nu réussir. moo tax ma ne amul secret pour tekk ci àdduna. mooy ñaar yooyu. aji mun gi la yàlla àndal li nu bokk les instances kër gi koñ bi quartier bi boo ci sóobee da gis yàlla da lay jox lépp même boo jàngul. moi je suis un autodidacte. xam nga autodidacte mooy leen. bu ma koy wax sama doom yi dama wax papa bu wax loolu. c'est très important ma koy wax jeunesse bi pour ak parents yi ñoo yàq seen kiiwu doom. seen avenir wu doom. ñoo leen gungewul. parent bu ci ne bu liggéey toog sa kër. koñ ba doo xam la ca xew. quartier ba doo xam lu ci xew sa doom nan lay oser. sa doom li mu war a am pour réussir du ko am parce que yàlla moo yaa tënk sa bopp yàlla tënk leen. moo war a mbaaw moo ëpp chômeur ci monde bi fi mu nekk nii. ah bon oui. mbaaw non man du ma wax loo xam ne góob ma ko. wala pourtant xaaral ma wax la preuve. pourtant le ministre mu ngi joxe ay liggéey Abdou Obama maa ngi ko dégg mu naan mi ngi créé ay emploi di enrôler ay xale mi leen may bourse xanaa yëgoo ko moom. am na yoo xam ne man boo ko dee wax bourse yu xanaa mais je me dis que ne le compte ñoom ñoo ko yàq man damay commencer déjà ci le maire nga xam ne moom moo yore déjà suñu 1 milliard 600 millions comme budget commune Mbao. ci moom laay tàmbale. moi je ne peux pas concevoir une commune boo xamul déjà yow bibliothèque communale sax amul. bibliothèque boo xam ne mooy tax xale yi dem di lire foofu seen xam-xam mun a yokk amu fa. man gisuma ko du moins. xale yi déjà amuñu foo xam ne man gisaguma mbokk ñu ni jox nañ leen ay bourses municipales ñu dem à l'étranger jàng ñëw pour mun a yóbbu seen papa yi ak seen maam yi màkk mais li ma gis man dañu jël ay nit di leen yóbbu ay màkka
ñoo xam war nu dem màkk xaalis boobu ay valeur ay xaalis bu bari di ko jox ay nit ñuy dem màkk ñoo xam ne da ngay yóbbu nit ki màkk comme par exemple man ma ñëw tey du ma am dépense suba wala foo ma dëkk dama koy loué yow xaalis boobu doo ko jël jeunesse bi ñu dem mais père Gora li nga wax nii dafa garaaw waaw li tax mu garaaw mooy boo ma nee mu yóbbu ay nit màkk waaw te man bu yàggul dara ma dégg étudiants yi waa Sercam yi waaw di réclamer seen xaalis bi nga xam ni waaw seen droit la waaw ñu war ko jëlee ci budget bi ñoom ñu ne dañ leen ne Covid bi moo tax dañoo jël fonds yooyu doo ko ci Covid kon màkk boobu moom mais màkk bi la koy layale non puisque ren ak daaw waa màkk dañ ne kenn du dem màkk moo tax yóbbuwunu ay nit màkk kon daaw jéeg ak ok. daawaati jéeg yëpp dañuy yóbbu ay nit màkk boo demee université ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci commune Mbao mais déegu ndaw la université suñu doom yi nekk à l'université bi waaw ñoom ñoo boot waa Sercam ñu ci bari li ñuy dund foofu non incroyable mais vrai je vous assure c'est bien bon le maire moom mooy autorité bi am na ci responsabilité mais parents yi aussi dañ ci am responsabilité mooy li ma wax dañu génn pour accompagner seen doom yi heure bi ci yoon fii dafa woon a fees dell puisque man li may woote du pour man te dama woote pour nekk ci ginnaaw jigéen ñi ak góor ñi ak élèves yi du ma xëccoonteeg ñoom liggéey maintenant li ma la wax fii sur le plan sportif musuma dégg ñu ni kii nekk na professionnel football te booy fii nu mënee football aay Sadio Mané dàqu leen football El Hadj Diouf dàqulu leen football mais amuñu ñu leen accompagner fu ñu footballee sax pour tàggatu amugul terrain élevage bi moo fi am dañuy football ba saag nga gis ay nit ñëw arrêté leen parce que am na ñu jaay nañ ko moo tax booy fii macha allah vraiment ñu am xam-xam la man loolu moo tax ma sóobu ci li may def nii mais kenn du mus a dégg ñu ni Père Gora mi ngi xëccoo pour nekk chef de quartier wala Père Gora mi ngi xëccoo pour nekk maire wala mi ngi xëccoo pour nekk conseil municipal waaye dinaa dajale ñoo xam ne seen xel ak seen xalaat yépp set na jub nañu pour ñooñu nekk maire te noonu lay demee boo may wax le ministre Abdou Karim Sall mais c'est plus pur. Ah bon? Non c'est parce que non man du ma fen bëgg dem maa ngi woon Pikine yore sama porte-voix di yuuxu naan armère yi fees na nan leen ko yokk armère yi Pikine fees na ñu ne la jël 10 hectares jox ko ci forêt classée bii nga xam ne moom mooy poumon vert bu commune Mbao et le monde en général puisque forêt classée dafa am solo ci dundu doomu aadama mais ñu naan ko jël di fa def ay sëk te waxuma la loolu sax mais forêt classée bi rek dundaloon na waa Mbao forêt classée mais anakat yi mooy anakat darkase ndaamaraas yi rek xéewal la woon pour suñu jigéen ñi mais moom nee na lu ci yàq dara parce que da koy def forêt cimetière c'est pas possible comme ça se passe en Europe. mais nous sommes pas en Europe nous on est en retard de 1000 ans par rapport aux Européens. Ok. Nous sommes en retard. man au temps de Mamadou Seck moo tax li may def nii yàgg naa ko def Pikine laa ko defee woon Pikine ñu am formé jigéen ñi ci micro jardinage ci bayum tool bi fii laa ñëw ñu jóge Pikine ñëw Mbao formé seen jigéen ñi au temps de Mamadou Seck laa wax de bi ñu leen formé ba pare Mamadou Seck dafa jël 10 hectares 10 hectares la Mamadou Seck ci forêt classée bi fii jox ko jigéen ñi ne leen bàyyi leen ci xam nga loolu sax boo gisee. ba pare mu jël ñebbe jël ay kanja may leen ñu bay ci xam nga kooku am na vision ak objectif bu clair par rapport ak forêt classée bi mais buñ ko nawee jël nan ko yàq def ci ay cimetière wax lu cimetière baax na mais Pikine am na foo xam ne 12 hectares virgule 7 12 hectares mi ngi ci fi taxaloo ak armère ya pour ñu defal ko dimanche man ak jabaate ñu ngi fa la nekkoon doon yuuxu te li ngay wax par rapport ak man samay projet ba ngeen yuuxoo mbaa dégg nañ leen. ah non bi pas ñu dégg mais dégguñ leen. ah parce que dimanche la woon am na benn mémorandum bu ñu bind ñoom nee nañu dinañ ko déposer le président Macky war na ko dégg Abdoulaye Timbo war na ko dégg Abdou Karim Sall aussi war na ko dégg.
waaw léegi dañuy may parce que sama kii bi. ça Sala mu may wax sànq ba tey am na question boo xam ne mi ngi xasan ci làmmiñ mi nañ ko may mu posé question bi bu ñu ñëwee nag ñu continuer ci Abdou Karim Sall tax nga ni c'est pas le bon choix. non c'est pas le bon choix le bon choix c'est ñii tàccu leen seen bopp waay non c'est ça xam nga ça va. tout d'abord damay nuyu Père Gora bu baax mais aussi également sama naataango Tra ak public bi nga xamante ne ñoom ñoo fi teewal Père Gora di la wax ne Père Gora ñu ngi lay nuyu bu baax a baax mais li ma lay njëkk laaj mooy lan mooy sa turu mouvement puisque sànq ba tey yaa ngi développé mais ba tey xaw ma exactement ban mouvement la Père Gora bokk ensuite lan moo waral nga joxe tur boobu te aussi di la laaj lan moo waral nga samp sa ndënd ci langue politique lan moo la poussé. sama troisième question moo di que mun nga ñu dikkal aussi ci bilan bi nga xamante ne gestion bu maire bi Abdoulaye Pouye Obama. merci encore Sarah kontaan naa trop di ñaan yàlla lafal cat man bu may see ay xale ndeysaan di exprimer wu ko ni sama yaram day daw nga xam ne question yu mu posé c'est pertinente xam nga te mooy li may faral di wax ne bu ma doon jox man dëkk bi jigéen laa koy jox wala ku immigré man loolu laa ku musa dem Europe man loolu laa gëm jigéen. caama waaw ñoom ñu ngi toog moo tax mun maa wax dara waaye daal xam naa ne man daal loolu foog ñu xalaat. non jigéen jàmbaar lañu quoi waaw. ku matul imam daal ku matul imam. ah du ma ko jox réew mi. xam nga may sant yàlla bu baax du ma déglu moom sama soxna du ma déglu. may sant yàlla ci madame ci question question bi ma posé tellement elle est pertinente. mooy li may wax ni Dieu nous a créé et nous a organisé en instance. La plus petite instance et la plus importante c'est la maison. C'est à partir de la maison que la personne se forge pour être leader. fa laa tàmbale ak sama soxna ak mes enfants mu ñu nekk instance bi gën a am solo mu vraiment ba alhamdulilah instance boobu weesu naa ko instance su après koñ bi la instance su association la après association bi li koy fédéré pour mu gën a yaatu c'est le mouvement mooy quartier bi ma ñëwee ci mouvement Pikine macha allah ñoom xam nañ ma ni ma mel mbaaw nu raw laa mel mbaaw laa meloon Pikine boo nee Père Gora xam nañ ma parce que je créé association bi fa jëkk maa ko créé ñu koy association nekk benn lutte contre la pauvreté et le chômage amul lu ma def sur le plan économique sportif et culturel même religieux boo demee Pikine actuellement ni mouvement de développement bi ci gën a rëy bii ñuy wax Ecopen ci télé laay wax ku weddi la may wax na nga ñëw ma won la ay photo ña si gën a siiw actuellement ci Sénégal ña fa nekkoon muy ñoom ndongoloo ñoom def naa ci conférence sur la régionalisation en 96 bi ñuy découper communes yi en communes d'arrondissement comme léegi Pikine ni mu amee ay communes d'arrondissement def naa ci conférence pour woo waa quartier bi ne leen kaay leen ñu def comment dirais-je encore conférence yee leen ñu ngi waaj a découper communes yi kon pour vous dire que ne man yàgg naa sóobu bi ma jógee fële Pikine ma ñëw fii man ni damay noppaliku parce que léegi mag laa li may def ci àdduna ci vraiment def naa ko man ni nag non du yoon bi ma ñëw gis leen ñu mel ni yéen macha allah ta yàlla may leen xel ngeen sage lépp ci wàll ci doomu aadama pour mu réussir ma gis ko ci yéen man ni non du ma noppaliku damay ñëw gunge leen moo tax man li may def nii sacerdoce la ci man jaamu yàlla ci man sacerdoce la ci man pour ma def ko puisque mënu maa gis leen xool saala macha allah ak ñeneen ñi nga ànd journalistes yi xoola Diop mais ñu gis leen man may toog te yàlla may na ma Dieu m'a tout donné j'ai l'habitude de dire que je suis le plus riche mais je suis le plus pauvre aussi bi ma ñëwee fii mbaaw lu ma jëkk def créer le mouvement MSD mouvement mooy question bi mooy question bi mouvement solidarité développement booloo suqali sa gox ànd yéenante jàmm yéenante xéwal mouvement boobu alhamdulilah démb bi ma demee man pour wax ne man maa ngi seen ginnaaw nekkuma seen kanam dimanche bi may dem ci fële di ñaxtu yow sama rajo di yuuxu bay tooy ñoom waa MSD ña nga tubaab jalaaw di lijjanti ay terrain yu ñu fa am dëgg la wala du dëgg ñoom de tàcc bi la liñ féetewoo ñoom. waaw parce que li ma wax dëgg la. ta au moment que man ma bàyyi leen ñoom ba ma leen xaalalee yoon ne leen yéen waa MSD kaay. da ngeen war a sànq ba tey maa ngi wax te tàccewu leen. sànq ba tey maa ngi wax. Sala
tellement question yi nga posé dafa pertinente. ci mouvement laa jëkk fii te mouvement boobu ba léegi mi ngi dox. jigéen ñi osé loo naa leen puisque man dans la vie dama ne awma jën bu ma mayee mais li ma mën mooy jàngal napp te jàngal naa leen napp ba nga xam ne léegi ñoom ku ci nekk mun ngaa demal sa bopp. ñoom ñëpp yàlla xam na loolu. nee naa la dimanche man bi may dem fële di xeex pour Pikine ñu yokkal leen seen armée yi waa mouvement MSD ñi ngi dem tubaab jalaaw di fa lijjanti ay terrain yu leen fa may 7 hectares la fa waa ji am. benn association bu ñuy wax Global Vision Cultural Center dala amu fa woon maa ko animé ba dala nekk fa ñoom ba ñuy dem pour ñu seen terrain man dew ma ñëw Sala par rapport ak mouvement mooy instance bi njëkk à part kër gi association bi koñ bi mouvement moom mooy quartier bi après dépassé naa mouvement léegi maa ngi ci communal commune bi wax naa leen ne yàgg naa ci dox mooy maanaam 2014 moi j'étais le coordinateur général bu Benno Siggil Sénégal bi nga xam ne y avait 14 grands partis PS AFP LD MPT PIT Jëf Jël man maa leen nekkoon seen kilifa il y avait de grands politiciens de grands leaders ay ñoom Abdou Ndiaye Ndoye ay ñoom Ababacar Fall ñoom Ndiaga Diop ñoom Rama Kandji elle est maintenant adjointe au maire dans la mairie ak ñeneen maa nekkoon seen coordinateur ma ñëw ci commune bi ma progressé yàlla di ma jokk rek puisque najuwuma ma am beneen vision pour jël ko nag léegi fa laa toll ànd ak ñoom monsieur Diabatel monsieur le maire muy un brave ruube lii ruube la ruube xoolal ma wax leen